jërë ngeen jëf sunu mbokk internautes yi mbokk yi tey dañoo bëgg a ñëw ci li nga xamante ni nag moom mooy délégation pour l'entrepreneuriat rapide di DER. bala ñuy ñëw ci li nga xamante ni tey moom lañ leen bëgg a jox ni ay xibaar il faut ñu leeralal leen lan mooy DER. kii ngeen di gis nii nag ci photo bi nii moom mooy Pape Amadou Sarr moom moo jiite délégation pour l'entrepreneuriat rapide. Pape Amadou Sarr mi dafa am ñoo xam ne dañoo jóg pour fas yéene ko porter plainte dinañ ci dikk lu mooy loolu tamit dafa am loo xam ne bëgg nañ leen kaa leeralal ci ki nga xam ne mooy Pape Amadou Sarr ndax yéen a ngi fàttaliku 2020 2021 bi ñuy voté budget Sénégal 2020 2021. ci assemblée nationale député bii di Aïda Mbodj député bii ngeen di gis nii di Aïda Mbodj dafa ñaawoon njort ci li nga xam ne mooy financement yii nga xam ne moom la Pape Amadou Sarr yore maanaam mooy financement DER yi. Aïda Mbodj ci bi ñuy voté budget 2020 2021 budget Sénégal ci assemblée nationale dafa waxoon ne nañu fësal li nga xam ne mooy liste bénéficiaires yi. maanaam da doon réclamer la publication de la liste des bénéficiaires maanaam Aïda Mbodj li mu doon sàkku loo xamante ni jàpp naa ne sénégalais yu baree bari ñoo ngi koy sàkku te lu yomb la mooy fësal li nga xam ne moom mooy liste ñi nga xam ne am nañu ay financement mais kàddu yi Aïda Mbodj yooyu jamono jooju Pape Amadou Sarr daf kaa daal di tontu. ndax Pape Amadou Sarr moom tim dañ ko invité RFM bi ñu ko invité RFM laaj ko na ko yow Aïda Mbodj ma ngi sàkku ñu fësal li nga xamante ni mooy liste bénéficiaires yi moom dane loolu munta nekk dane lu impossible la ngir ñu fësal liste bénéficiaires yi moom Pape Amadou Sarr moom mi nga xam ne moo jiite DER nee na lu impossible la ndax nee na fi mu ko teg mooy dañu war a respecter la loi sur les données personnelles nee na mbirum données personnelles moo tax du fësal li nga xam ne mooy liste bénéficiaires yi ci biir loolu kii ngeen di gisaat nii ci image bi nii mooy Mamadou Lamine Diallo bu tekki moom tamit député la fan yi def na benn sortie nee na dañoo war a teg benn commission d'enquête maanaam ubbi enquête ci plus de 60 milliards yi nga xam ne Pape Amadou Sarr wax na ne financé na ko ndaw ñi te ñu bari am ci njort bu ñaaw am na ñoo xam ne sax dañoo njort ne mbirum politique rax na si léegi même Mamadou Lamine Diallo moomu tekki nee na tamit dañoo war a auditer li nga xam ne mooy DER fësal liste bénéficiaires yi ma jàpp ne Mamadou Lamine Diallo député la Aïda Mbodj député la seen kàddu yooyu ñu wax ne dañoo war a fësal liste bénéficiaires yi waruñu ko nëppal bàyyi ko mu jàll léegi nag Pape Amadou Sarr moom xam naa ne yokku na ci listub ñi nga xam ne jàpp nañ ne bu fi Macky Sall jógee danañ leen woolu ñu indi ay leeral ndax am na ñoo xam ne tant que Macky Sall ma ngi fi kenn du leen woolu di enquête ci ñoom ndax tey dinaa ñëw ci plainte bi ndax dafa am ñu bëgg a plainte Pape Amadou Sarr dinaa si ñëw même Pape Amadou Sarr moom laa la expliqué ne yokku na ci listub ñi nga xam ne tey bu fi Macky Sall jóge woon tey jàpp naa ne dana bokk si ñi ñu woolu ngir mu leeral plus de 60 milliards yi nga xamante ni tey moom lañ ko jox ndax am na ñoo xam ne comme bi fi Macky Sall yi doog di ñëw ñu doon wax ne topp Karim Wade ak waa PDS demande sociale la am na ñu ànd ak Macky Sall ñoo xam ne bis bu fi Macky Sall jógee demande sociale lay doon ñu indi ay leeral ndax am na ñoo xam ne ba léegi nii sénégalais njortu nañu ne def nañu ay luubal ci li nga xam ne tey moom mooy seen alal moo xam mbirum pétrole ak mbirum gaz bi la ak 94 milliards yi nga xamante ni moom la ñuy tuumaal Mamour Diallo ak coow li nga xam ne moo am ci mbirum Prodac ak mbirum li nga xam ne tey moom mooy carte nationale d'identité yi marché yeeg xeet yu demee noonu ak ñi nga xam ne waa inspection générale d'État épinglé na leen. léegi nag ki ngeen di gis ci photo bi nii ma ngi tudd Gaoussou Koma mi membre la ci coalition Jotna bi Ousmane Sonko nekkoon te génn fa moom mii ngeen di gis ni ci coalition boobu la yore membre la sa waaye tamit moo yor lépp loo xam ne jëm na ci wàllum relation extérieure ñoom ñoo ngi waaj
porter plainte ki nga xamante ni tey mooy Pape Amadou Sarr ci kanamu OFNAC ñoom lañ ko bëgg a yóbbu ndax ñoom daal dañoo bëgg mu indi ay leeral ci xaalis bi nga xamante ni nee na financé na ko ndaw ñi. Ginnaaw loolu bala ñoo leen tegal li kaw su ko ma wax ndax dafa njortu si xaalis bi comme ni ko Aïda Mbodj njortee ba wax ñu fësal liste bénéficiaires yi ak ki nga xam ne mooy Mamadou Lamine Diallo mais li ñu bëgg a leeral mooy am na loo xam ne boo bëggee ku la financé bañ ko fësal da ngay dem ci privé wala nga dem ci banque mais DER xaalisu askan bi la sénégalais yépp ñoo ko bokk ku ngeen xalaat rek ci xaalis boobu la bokk léegi nag xaalis boobu képp kuñ ko jox waroo ragal waroo tiit ñu koy fësal ndax nit ki bu dee DER financé na ko c'est normal ndax sénégalais mu nekk am nga sañ-sañ wala yellool nga DER financé la. mais loolu yomb na xam nga nooy def da ngay créer benn base de données boo xam ne sénégalais yëpp dañ ciy am accès mais képp koo xam ne jot na ci finance bi nga ne diw jot na man mii nekk ci banlieue bi man am naa samay ndaw yoo xam ne dañu am ay projet message naa ko message bi mu ngi nii mën naa la ko wan pour lan pour ne ko dama bëgg ñu toog parce que dañu am ay ndaw yoo xam ne ci Pikine lañ bokk ci banlieue bi lañ bokk ay waaw message baa ngi nii ay liggéey lañ bokk li ñu bëgg mooy ànd mooy jàpp ci gis nga message baa nekk nii tontu sax defuma ko pour lan pour ndaw yi mu jàppale leen ndax bañ a nekk ay affaire parti le président Macky Sall moomul xaalis bi mu ko jox moom xaalis bi xaalisu Sénégal yépp la donc xaalis boobu ñun dañoo am ay ndaw yoo xam ne ay liggéeykat lañ ay jàmbaar lañ leer nañ ne ñooñu bu ñu amee as tuut ñu organiser leen ñun ñoo leen bindal projet jàppale leen di leen appuyer ak suñu doole néew mais ñooñu nga jàppale leen comme ñi ngay jàppalee xale yi maintenant ku ci fayul nag yoon bu ñëwee ku ci fayul boobaa ñu xool naka la ñuy def ba recouvrer mais alal boobu nga jël ay milliards et des milliards ñu jox la ko yow nga jël ko jox ko man gis naa un maire boo xam ne jox nañ ko 17 millions moo ma wax ci laa mel boppam moom jox nañ ko 17 millions mais 17 millions yi daf ko financé xaw ma daf ko jox lan alors que ne tey am na ci ñeneen ñoo xam ne soxlawuñu 17 millions xam nga la lañ soxla peut-être benn 500 000 benn 1 million pour gën a doxal seen activité ñun lu ñu soxla ci loolu mooy transparence ci alal boobu xam nga loolu lépp la moo ko indi mooy un état de droit la ñuy ñëwaat parce que tey les corps de contrôle bu fekkoon ne bu ñu defee seen liggéey normalement def seen i rapport yu OFNAC def rapport am yóbbu ko jox ko le président de la république le président du ci teg concam day jël rapport yooyu yóbbu ko procureur diligenté ko bu boobaa ñoom ñi yor alal réew mi dañ koy tegal ci yoon affaire agriculture Prodac bi ngay wax noonu mais loolu idée boo xam ne mais idée bu innovant la man bu ma rafetlu la mais niñ koy doxalee ci finalité bi ay dañ ciy gis ay nit Sénégal da ngay gis ñu jël alalu ay milliards réew mi jox la ko ngir ay projet bien défini bien déterminé nga jël ko nga lekk ko. ñu ñëw si Pape Amadou Sarr tuuti DER ndax dafa am député bu tudd Mamadou Lamine Diallo. Mamadou Lamine Diallo bu tekki moom dafa wax fan yii ne dafa am benn commission d'enquête boo xam ne dañ ko see war a teg moo wax ne sax pour ñu auditer li nga xamante ni tey mooy plus de 60 milliards yi nga xamante ni wax na ne Pape Amadou Sarr wax na ko mais weer yële ci ginnaaw tamit déggoon nañ député Aïda Mbodj wax ne dañu war a fësal liste bénéficiaires yi moom ngay wax nii kon yow da nga d'accord ne dañu waroon def benn genre plateforme boo xam ne tey képp koo xamante ni financé nañ la Sénégalais dañ ci am accès loolu nga bëgg a wax. waaw mais mooy li ma lay wax rek xam nga Pape Amadou Sarr bu DER dafa respecté wul. man pour man le président Macky Sall bi nga xam ne moo jël responsabilité yi jox ko la respecté wul waaye respecté wul les Sénégalais c'est-à-dire mënoo yor autant de milliards mënoo si jël benn 10 millions mbaa 15 millions teg ci plateforme boo xam ne lépp lu ñuy def dafay leer en toute transparence defoo ko Mamadou Lamine Diallo li mu yor daf ko xam di ko nuyu au passage sama nijaay boobu nit la boo xam ne nit ku intègre la ku am ay valeur la ku xam njariñu Sénégal la moo tax mu proposer commission d'enquête parlementaire dafa war a leeral Sénégalais yi xaalis bi nga xam ne moom lañ ko jox dans les plus brefs délais ñun ñu ngi préparer conférence de presse te dinañ porter plainte contre lui au niveau de l'OFNAC xam nga pour lan pour mu leeral ñu xaalis bi nga xam ne dañ ko jox mën a dugal na ko surtout dans le département de Pikine nga xam ne ñun foofu lañ dëkk ñi ngi nekk di gëstu ñi ngi nekk di collecter ay information di xam fan lañ jëm bu ñu dajalee loolu yëpp après dañ ko yóbbu OFNAC bu ñu paree li ñuy tënk lépp dinañ dem ba ci moom ndax nag comme que nangu ñu jël téléphone bu ñu ko owee du jël bu ñu ko envoyé message du répondre nañ jaar fi ñu yoon may ñi dem OFNAC wax leen ne ñun de bëgg nañ ngeen coytu ñu lii OFNAC nag bu ko deful ñun on va organiser des marches pacifiques. Pape Amadou Sarr man Gaoussou Koma maay wax moom xaalis boobu dina ko génn ci nii ou bien dina ko génn ci naa incha allah.